congrès les délégués issus des cellules ñoo ñëw ci congrès bi waaw demande tey boo xoolee c'est le parti qui installe le plus de cellules dimanche bii rek Kër Massar gi dinañ installer 30 cellules te le dimanche 30 cellules la ñuy installer tout est en train d'être fait pour que bu ñu ca waree dem ni ñu tëggee taxi yi délégués yooyu mën a ñëw teew pour ñu dem vers un congrès. Ousmane Sonko n'a pas d'ambition Ousmane Sonko n'a pas demandé à être président de Pastef bi ñuy tabax parti bi Ousmane Sonko bañ ko nee kaay nekk président parti bi dafa ne déedéet fii ñi fi taxawoon di liggéey depuis des mois ku ci ne mën na nekk président parti bi jël leen keneen on lui a dit tout le monde te plébiscite ci la nangoo nekk il n'est attaché à aucune responsabilité il est simplement aujourd'hui le porte-étendard du parti tey bu fi jóge woon parce que du question toog Ousmane Sonko bakkanam ci yàlla moo ko moom yàlla bu mu woon bakkanam suba le parti continuera à fonctionner su boobaa keneen moo fay nekk. d'accord kon su ma la déggee tey Sonko mooy seen constance. non déggoo li ma la wax dama ne Ousmane Sonko nekk une individualité dans le parti il n'est qu'un seul porte-étendard li ma wax kay moom leer na nañ dañ ko dénkandi suñu drapeau dama ne bu yàlla moo woon bakkanam tey le parti continuera à fonctionner dañoo tëgguñu parti bi autour d'une personne yàlla moo dogal ki jiitu yàlla def na li muy def ba noppi ci moom ba noppi mais le parti n'est pas construit autour d'une personne moom xam na ko ñun ñi liggéey xam nañ ko parti bi ñëpp xam nañ ni toutes les structures du parti aujourd'hui fonctionnent. d'accord alors foofu nga daaneele sax fa laa bëgg a taxaw parce que loolu bëgg naa nga gën ma ci gindi bu baax parce que boo ne ma structure parti bi lépp a ngi fonctionner est-ce que depuis l'avènement Ousmane Sonko Adji Sarr amul ay plumes yoo xam ni parti bi bàyyi na ko ci est-ce que tey bariwul ñoo xam ni parce que ñi ngi dégg léeg-léeg ñu gis ci réseaux yi ñoo xam ni ci parti bi la ñu bokkoon bu yàggul dégg nañ ci ñoo xam ni ay cadre la ñu nekk Mbour dégg nañ ñeneen ñoo xam ni wax nañu ne bàyyi nañu ndax bàyyi boobu mënul egg foo sori foo xam ni mën na dem ba néewal doole parti bi. Sincèrement xam nga parti moom contrat d'adhésion la parti politique bu mu mënti doon contrat d'adhésion la parce que dañ ni parti nii lay doxee nit dina yeewu 2022 bokk ci parti bi nit nekk na ci parti bi li ma la ci mën a wax mooy parti bi ñi ko créé woon ña ko sosoon ñu bari dem nañu. On a reconstruit le parti autour de 6 personnes ñoom ñoo indi parti bi tey fi mu toll tey ak ñi ci bokk ci ñoo ànd ci léegi nag kooku moom li ma wax contrat d'adhésion la fu mu mënti toll am na ñuy bàyyi am na ñuy continuer am na ñuy dugg si am na ñuy dem du tere parti dund amul parti boo xamante ne dafa ni samay militants nii lañ tolloon 2015. non yow yaay administrateur bi. dama ni non yow yaay administrateur bi. waaw yow ñiy dugg ak ñiy génn xam nga leen. ah déedéet loolu moom mun ma ko xam mun ma xam ñi dugg ñuy génn loolu mun ma ko xam on sait que ñi ngi defar suñuy carte di génn di joxe ñi ngi defar suñuy fichier di joxe mais mun ma xam ñiy génn ak ñiy bàyyi parce que bàyyi nit mën na bàyyi te du ko formaliser xam nga nit mën na xëy suba ne bokk naa ci xëy suba toog bindul deful dara doo xam ne bàyyi na am na ñuy dugg am na ñuy bàyyi en silence comme am na ñuy bàyyi avec fracas xëy na nag en général presse bi ak disons opinion publique yi ils sont intéressés par ñiy bàyyi ak fracas bon loolu ñu ngi koy dégg nit dina bàyyi bind wax li ko naqari ne lii moo tax ma bàyyi gëm ma Birame Souleye dafa ma xatal ci parti bi day yàq parti bi xëy na loolu mi ngi am mais parti la comme daayira la comme leneen la mën am na droit bokk ci am na droit bàyyi boo gisee lu la neex nga bokk boo gisee lu naqari nga bàyyi. d'accord loolu am na ci mais daf ci am ñoo xam ni peut-être li ñu leen Ousmane Sonko jaayoon dañ ko gisatul dañu gisoon ku leen jaayoon que système bi fi nekk moo baaxul anti système gëmul ni nga xam ne noonu la acteurs politiques yi di doxale ñi nga xam ni loolu la leen jaayoon tey ñu gis ko muy flirté bu baax na ak ñi nga xam ne ñooy acteurs ci système bi bu dee politique la bu dee leneen gisuñu dara par exemple lépp loo xam ne lu ñu gisoon la système bi doon ko teg loolu la ñu gis mu nekk ci tey ba mu demal boppam wax ni sax toll nañ foo xam ni bañatuñu kenn ku mën a ñëw pour jàppale ñu na nga ñëw. ah oui alors oui bien sûr moo ko wax. ok alors. loolu aussi je l'apprends. oh mais attends waaw d'accord vous l'apprenez mais li ma la bëgg wax mooy Ousmane Sonko moo ni nekkatuñu ci beddi kenn képp koo xam ni war nga mën a ñëw pour projet politique bi ñu am nga jàpp ci pour ñu réaliser ko mais ubbil nañ la suñuy bunt loolu moo ko wax. Papa Ngagne Ousmane Sonko waxul loolu. c'est dommage que d'accord. Ousmane Sonko waxul loolu. ok
parti bi Ousmane Sonko je répète du parti bi Ousmane Sonko toutes les décisions gis nga Ousmane Sonko bu génnee di wax la muy wax dañ ci waxtaan ñun ba tënk ko ba noppi amul lenn lu Ousmane Sonko di waxal boppam yenn saa yi moom xalaat boppam bind ne lii laa bëgg a def buñ ko nee déet day teg ci suuf donc Ousmane Sonko génnul ne na ñëpp yegg ci parti bi mais ñun on est un parti qui grandit nous sommes dañoo nekk parti boo xam ne day màgg de partout les gens viennent pour adhérer au parti mais képp koo xam ne kii nee nga seen règle parti lii la doon nangu naa koo respecté mais tu viens dans le parti ak koo mënti doon ak koo mënti doon l'important bi am li am ba am mooy dafa am des valeurs dafa am ay règles yoo xam ne dañ ko imposer da nga ni nit ñi dafa am lu mu leen jaayoon loo xam ne gisatuñ ko ci moom. yaa ma j'accepte que yaa ma gën a xam Ousmane Sonko. mais man li tax ma xam Ousmane Sonko en 1997 ñu cheminé ba fii loolu ma ci gisoon amul lu toll ni lu. boobu nekkoon na murit boobu bi nga koy xam. lu day nekkoon na murit bi nga koy xam. dama ni non damay laaj ndax boobu nekkoon na murit. dama ni Ousmane Sonko bi nga koy xam Ousmane Sonko. waaw xamuma ko ndax murit la. non wala non doucement rek. Ousmane Sonko ndax nekkoon na murit bi nga koy xam. Birame Souleye dama ni man nag aussi laaj bi dafa yomb aussi Birame. dama ni da nga ko xam nga ma wax. yow lan ban tarixa nga. non attends non ban tarixa nga. non am nga Birame. Ousmane Sonko ba ma koy xam xamuma ko dama ni man nekk naa ak ay nit yu ma xam xamoo ban tarixa lañ bokk. waaw léegi xam nga bokkul kii Ousmane Sonko la sa leader la. dama ni waaw ndax bi nga koy xam laa nekkoon na murit. non dama ni ndax nekkoon na murit. dama ni ba léegi dama bëgg nga tontu ma Birame. dama ni Birame s'il vous plaît. aussi xam nga bu fekkee non dañuy wax dama la laaj bi nga koy xam sa leader boobu Ousmane Sonko ndax nekkoon na murit sukk jébbulu di sujjóot ànd ak sëriñam dama bëgg nga leeral ma loolu ndax am nekkoon na ko la déet. Papa Ngagne Ousmane Sonko je précise encore 1997 laa ko xam. faculté mais Birame doo ma baal yow si tontu ma s'il vous plaît 97 loolu c'est clair. mais boo ma dégluwul noo bëggee ma tontu la. allez-y d'accord c'est que mënoo maa laaj su ma ŋaangee nga ne ma tëjal si gémmiñ. baal ma ok boo ma posé question da nga may déglu ma tontu. baal ma Birame je vous en prie baal ma. boo ma laajee boo ma posé question da nga may déglu. allez-y baal ma. ma ni Ousmane Sonko 97 laa ko xam faculté droit laa ko xamee faculté droit kenn nekk fa ndaxte murid nga wala tiyaan nga wala laayeen nga faculté droit laa ko xamee ak ci dojo kenn mu fa ñu ne allahu akbar wala jàng fa ay xasida wala jàng fa ay taysir foofu laa ko xamee donc foofu lan laa fa am opportunité pour xam ne Ousmane Sonko murid la wala tiyaan la mun ma ko faa xam bokkuñu nekk bokkuñu daayira bokkuñu faculté de droit lañ bokk mu nekk sama ancien 2 ans bokk dojo mu ñu defee karaté ñaata nit ñoo nekk ci dojo ña fa nekk ñoom xam ne murid lañu wala tijaan lañu ñaata nit il est Ousmane Sonko daal sonn na ndax Ousmane Sonko mooy nit ki nga xam ni Sénégal moo bañ murid yi moo bañ tijaan yi moo fi nekkoon salafiste tey murid la faaw ñu xam kañ la fa nekkoon kañ la nekkoon murid kañ la tàmbalee si jootu question boobu awma ci tontu wax dëgg yàlla. pour mais xam nga lan moo ma ci jaaxal Birame bu fekkente ni da nga ci mënul tontu mën nga ma wax rek mënuma ci tontu sañ nga ko. mais yow nga jàkkaarloog askan wi naan leen c'est parce que dañu bokkoon. mais li ma la wax c'est clair mënuma la li ma la wax je ne peux pas être plus précis que cela Ousmane Sonko bokkuñu néeg bu ñuy fanaan faculté droit lañu bokk di jàng mu dëkk fa mu dëkk ma dëkk fa ma dëkk ajjuma ñu bokk jumaa ju ñuy jullee bu ñu paree bokk ñooy activité dojo lañu bokk ñaata nit nga bokkal stade bi xam ban tarixa lañ bokk. ñaata nit nga bokkal classe xam ban tarixa lañ bokk bokkuñu classe. musula tàggu daayira wala mu tàggu la màggal. Ousmane Sonko musu leen ànd màggal yi. bon pour commencer. waaw pour commencer man musuma màggal yi. ok waaw d'accord alors Birame xalif bi daf ko recevoir bi mu ko recevoir discours bi am na ñu bëri nuñ ko déggee yow ban gis-gis nga am ci discours bi nga xam ne président Ousmane Sonko jëlee na ko ci khalife général des Mourides. xam naa ni question la boo xamante ni bii dina soxla ñu dem un peu fu gën a sori loolu bala ñu ci yegsi ba ma ko mayee bien sûr. Ah bien sûr. Le 12 janvier 2014 suñu premier compte rendu de réunion ci biir Pastef. Ousmane Sonko ci ba ñu tenir réunion bi dafa ni bi ñuy wax ci la question de nan la ñuy def ba ñu xam Pastef dafa ni nañu dem ci këru diine yi nañu rencontré kilifa diine yépp xamal leen ni am na parti bu bees bu ñu créé ci lii lay dox
loolu 2014 la woon je précise le 12 janvier 2014 donc après gis nañu ni Pastef mooy parti bi nga xam ne moo gënoon a am jafe-jafe pour dugg ci këru diine yi gënoon a am jafe-jafe pour dugg ci këru diine yi awma ci explication mais li am ba am mooy discours bi du explication anti système bi. non par exemple est-ce que religieux aussi gisuñu seen bopp que ni kii dafa ñëw pour par exemple gisee neneen seen doxalin wala leneen. parce que da nga bëgg a boole religieux non dama lay wax rek. yow yaa ne amul explication. mais dafa amoon discours boo xam ni su discours bu bees la. nit ñi di ko dégg ci Ousmane Sonko. waaw xam nga. est-ce que du discours am moo ko tëjal porte yi aussi. donc. ok. C'était très difficile. Oui, c'est normal. C'était très difficile. Et c'est normal. xam nga loolu ça n'a pas changé. Oui. Le discours qu'on a tenu ba tey jii moom la ñuy tenir. musul déedéet. bon. non discours bi nag bari léegi discours bi daf ngeen ci vraiment bu doon bisaab ñu ne daf nañ ngeen ci ndox. parce que bu ngeen demee ba tey par exemple di fexee gisanteek Abdoulaye Wade wala di fexee di gisanteek keneen ak keneen wala di fexe di dem ci xalif yi wala non discours bi changé na Birame il faut le reconnaître. Je précise encore. Voilà. Que le premier compte rendu du parti, la première réunion de compte rendu du parti date du 12 janvier 2014 compte rendu boobu il est bien précisé ci compte rendu bi que Pastef doit aller à la rencontre de tous les chefs religieux de l'Église et de l'islam pour leur présenter le projet que nous portons. Donc loolu mooy li ci am. dox nañu ay jéego. ndax yàlla dafa dogal tamit ñi ngànk Pastef ci këru diine yooyu la ñëpp bawoo. ndax Ousmane Sonko kenn amul naatable ni sunu maam Rawaan Ngom mooy maamam. Ousmane Sonko mënul xeex këru diine ndax man mii dama jël wirdu Tijaan sama nijaay Alaaji Modou Ndiéguène moo ma ko jox je suis de la famille Ndiéguène de Thiès. mënuma topp Ousmane Sonko di xarab këru diine kon du ma fa yàgg ndax ak lu mënti doon bu ngoonee ci sama daayira wala ci sama daara lay dellu. alors li am fan yi passé nag bu foog ñu teg ko ci chronologie ndax junj naa ko léegi dafa am lu fi xew ñun ñu jàpp ni c'est un complot qui est organisé pour faire tomber comme on l'a fait contre Karim Wade comme ni ñu ko defee ci Karim Wade comme ni ñu ko defee ci Khalifa Sall pour noot opposant te ki koy def nëbbutuwu ko parce que dafa toogoon def déclaration ne dinaa réduire l'opposition à sa plus simple expression. ñu jàpp ni ci tànk yooyu la nekk rek. parce que ba li ci yàggul ci élection présidentielle yi ñu mujjee gis nañ système parrainage bi nga xam ne moom la ñu organisé te UEMOA la cour de justice nee na wérul. moom moo def forcing imposé ko par sa majorité. ba dindi candidat yu bari ci élection présidentielle bi. ñu jàpp ni donc li acte la bu muy posé dans le sens de dire pare naa ci gaañale maa ngi jublu ci yow. li ñu defaat encore ñu nangu ko ñàkk ko nangu c'est jàng li nga xamante ne bi moom la droit maye taxaw ne lii lay mbubboo woo muy li ñu jàpp ne ñun droit la xeex ko mu ne moom ak lu ñu ko mën di reprocher. yaa ngi ci discours xalif bi Birame. waaw ci laa jëm aussi bëgguma nga jël temps. non ci laa jëm parce que dañoo am yeneen question yu ñuy wax. non ci laa jëm ok waaw xam nga damay préciser ni bi may ñëw ci émission bi. dañoo waxante protocole. non xam nga non may ma rek damay leeral auditeurs yi damay leeral ñi ñuy déglu. waaw allez leeral leen waaw. man bi may ñëw ci émission bi. waaw dañu ma ni question yi la ñuy waxtaanee. question yooyu ñu ngi koy soog commencé. donc on a pris du temps pour développer leneen loo xam ne bokk la question protocole yi ma fi indi woon. mais man su ma ne lii la ñuy waxtaanee ma bëgg la indil information la avant ñu yegg si ci xalif bi di recevoir Ousmane Sonko fii lañ jaar moo tax xalif bi woote Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko bi mu exprimer xalif bi mu yónnee ay nit ay émissaires pour ñu rencontrer Ousmane Sonko ci événement yi bi ñu ko waxee yóbbante xalif bi moom daal ne xalif bi soxlawul woon sax muy yónnee émissaire ndax bu ñu oowoon ñu ñëw bu ñu oowoon ñun ñu ñëw. ok benn donc. bi ñu waxee moom pare mu ne man nag benn mébét laa am daf ñuy ramener ci li ma la wax ne la c'était très difficile benn mébét laa am mooy toog en tête-à-tête ak xalif bi dañ ko woo ne ko suba ci waxtu sàngam xalif bi dina recevoir benn question la laajte est-ce que li ma doon ñaan laa am
moom mooy imposer quoi. est-ce que moom mooy imposer la xalif. dama ni. non damay laaj c'est-à-dire moom mooy imposer la xalif daf may recevoir mais nii la may recevoir. dama ni encore il a posé la question de savoir. non Birame dama bëgg aussi mu leer parce que loolu nga ma wax est-ce que ni ma ko bëggee noonu la ko xalif bi defee. Papa Ngagne. waaw dama allez-y boo ma dégloo. ok. xam nga làmmiñu lekk moroom te ñor. oh d'accord. boo ma dégloo ma tontu la parce que man xam nga ñëw ma fii pour. ok waaw dama ni. bañ ko waxee li mu la wax mooy. ndax li ma ko doon ñaan la ma may. ñu ne ko waaw li ma doon ñaan. loolu kay mooy demande la Ousmane Sonko amul lu muy imposer kenn. ña dem seeti ko non li ma wax c'est très clair. li ma bëgg noonu la ko boo ma dégloo xam nga su may wax. su may wax li may wax. te saa su ma nee tonet nga ne tonet dagg ma li may wax du yegg. d'accord ok. te bëgguma ñu jóge fii. li may wax man ma génn ñoo da ngay wax leer li may wax dafa leer nañ boo ma dégloo même boo ma daggee je prendrai mon temps pour me répéter 50 000 fois. non aw ma benn intérêt pour dagg la li ma am intérêt mooy li ngay wax mu leer. yàlla mi ma tim xam li may wax mënta gën a leer li ma lay wax. allez-y maa ngi lay déglu. voilà donc je répète encore. ok allez mën nga répéter plusieurs fois. waaw je vais répéter plusieurs fois. ok allez je répète encore. ok bi mu jógee ci bi ñëwee ci boppam li mu leen laaj mooy ndax li ñu ñaanoon loolu lañu xalif bi may. ñu ne ko waaw bi muy dem man Birame Souleye yëguma ko parce que il tenait effectivement ci daa am rencontre boobu pour waxtaan ak xalif bi loolu man toog nag moom xalif général des Tidianes Ousmane Sonko ñaan ko loolu ne ko su ma sañoon nag ñoom jotaay boo xamante ni bii dañuy waxtaanu biir ñu leeral lu bari ci sama kanam donc biñ ko mayee loolu moom ba muy dem bi mu xëyee ci suba lay soog a woo son chargé de protocole parce que buggul woon audience bi sax siiw parce que loolu la ñaanoon mu woo kooku kese la àndal bi mu jógee Dakar ak sa sécurité dem bi mu yeggee lay soog a woo ki ñuy représenté à Touba ñu ànd dem kër xalif donc ñoom ñett lañ fa woon. am sama mag boo xamante ni bii dafa bokk ci Hizbut Tarqiyyah bi mbir mi amee dafa laajte nee na dafa gis vidéo yi génn mu ne mais kan moo génne vidéo yi ma ne ko nag wax dëgg yàlla man ki génne vidéo yi dina ma jaaxal ndax li wóor te wóor mooy Ousmane Sonko mi dem moom kese moo dem ak son chargé de protocole ak suñu représentant à Touba te image yi ñu wane ñoom ñëpp ñu ngi toog donc kenn yoru ci woon téléphone am donc loolu la fa génn nag xalif bi Ousmane Sonko la waxal Ousmane Sonko li ko xalif bi wax yëpp moom da koy sant yàlla da ko nangu da koo jël parce que papam la sëriñam la ku ñu war a jox ci askan ci cër ci réew mi la bu ko moom bu amee sopp ci tasanteeg xalif bi di ko jox ay ndénkaane képp ku sa kilifa woo jox la ay ndénkaane sant yàlla dong nga ci mën a def amul beneen commentaire bu mu ciy def boo amee yeneen développement nag ñi mu intéressé ñeneen xalif bi li la wax waaw ñoom ñoo nangoo faram-fàccee waxi xalif bi neneen mais moom jógu fa ba mu fa jógee ak lu ñu ci mën di wax il n'en a fait aucun commentaire defu ci benn commentaire li am ba am mooy. d'accord léegi xanaa leer na ko. waaw ma posé beneen question. may ma dolli tuuti rek. waaw allez-y. waaw li am ba am mooy. am na keneen ku fa dem gannaaw moom. muy président de la république. dem na fa kër xalif bi génn na fa li wóor te woon mooy boo xalif bi ne woon yàlla nga fi am mandat éternel bu ñu xëyee ñëpp dégg ko mais kenn déggul la mu fa waxtaane jar na peut-être pour man ñu intéressé wu ci la mu fa jëlee. d'abord c'est le président de la république. waaw kooku bul ko yemale ak Ousmane Sonko aussi. waaw nañ d'accord ci loolu. waaw président Macky Sall. waaw bul ko tëkkale ak Ousmane Sonko. waaw comme yàlla ak yàlla yi. waaw voilà alors li ma bëgg a wax foofu mooy kon yow li nga bëgg a leeral mooy Ousmane Sonko personnellement yow li nga bëgg a leeral mooy am na lu fa xew loo xam ni diggaale wuñ ko woon ak xalif bi am na ñu filmer te xamuñu ñan ñoo ci am intérêt donc loolu nga bëgg mu leer la yow. loolu nga man li ma bëgg a leeral mooy. waaw Ousmane Sonko la mu fa doon wuti mooy tase ak xalif bi am na ko. ok la ko xalif bi wax moom dégg na ko nangu na ko. am na dafa am loo njëkk a wax mooy ba ñu fay dem dafa am protocole parce que yow yaay wax protocole boobu léegi. même ci émission protocole Ousmane non Ousmane. protocole Ousmane waaw. waaw yow yaay mooy son chef de protocole. non je parle pas de son chef de protocole. waaw li nga ma njëkk a wax mooy protocole audience bi. waaw audience bi pour Ousmane dafa moom protocole. waaw protocole bi mooy ñoom ñaar ñoo koy seq. loolu moo nekkoon protocole bi non. waaw loolu Ousmane ñaanoon. waaw léegi protocole boobu bu fekkente ni amul. waaw da nga jàpp ni am na lu tax amul. non xam nga man loolu li ma ci intéressé mooy. Ousmane ba mu demee toog moom la mu doon ñaan. am na ko. ok la mu doon ñaan am na ko toog ak xalif bi. waxtaan ak moom
xalif bi wax na ko la muy wax Ousmane dégg na la ko xalif bi wax. je dis encore Ousmane weesuwul nangu li ko xalif bi wax. fa la ci yam. dama ni maintenant la ca génn Ousmane génnewu ko. man je ne cherche pas à savoir man jim maa xam man jim maa xam xaaral rek man jim maa xam kan moo ko génne ndax jim maa xam aussi ban dégg-dégg lañ ci war am li ma ci constaté mooy Ousmane bu mu ñëwee ba léegi il n'a pas commenté. mais ñi ci dee ñëpp ay murit lañu ci waxi Ousmane Sonko jooju ëppul. xam naa ni bu doon tay la waaw Ousmane di yëkkatiwaat kàddu yooyu. kon ëpp na. ma ne wax ju ëpp la. pour man wax ju waroon placé foofu la. du place am foofu. mais Birame man comprendre ma man boo ma nee Ousmane Sonko lu muy wax dañ ciy d'accord. waaw mu dem wax nga ñëwaat ne d'accorduñ ci. waaw yow. waaw ñun mën nañoo tënk. non xam nga non doucement rek Pape doucement man weesuwuma wax la ni la mënuma laa wax nag lii nga dëkkal ma fu ma dëkkul ndax ba nee naa la Ousmane Sonko ba mu dem ci audience bi man yëguma ko ndax la ma doon ñaan mooy tasanteeg xalif général des mourides en tête à tête xalif may ko li ma la wax mënut a weesu lii. mënoo ci déduire lu wuteeg li ma la wax. d'accord ndax ba muy dem tasanteeg xalif bi. ok Ousmane Sonko yëgalu ma ni taxaw. d'accord yëgalu ma ni moom. d'accord xaaral may ma rek tamit. ok yëgalu ma ni day tasanteeg xalif bi. lam bu demee ci xalif la ko xalif bi wax ba mu génne la ma nangu na la ko xalif bi wax. nangu na li ko xalif bi wax yëpp falaa ci yam mënoo ma ne nag léegi Ousmane Sonko ba lu tax déggoo ak moom ci la muy wax ci xalif bi te ba may commencé man nee naa la bu muy dem yëguma ko. d'accord naa ak yow ci loolu. merci Birame alors li ma bëgg a xam mooy pourquoi nga jàpp ni wax ju ëpp la Ousmane Sonko waru ko woon a wax pourquoi yow nga xalaat. non loolu du ma ci def benn commentaire pour man daal li wóor te wóor mooy man Birame Souleye bu ma toogoon foofu parce que man bu fekkoon maa toog ci place boobu du ma ko wax du ma ci dugg. lu tax li am solo ba am solo mooy lu tax Birame. non parce que pour man. waaw bakken bu rot moom bakken bu rot la. ok fa laa ci yam. ok d'accord ok alors Birame ci ni nga waxee vraiment wane nga ci fit mais bi nga waree wuy ji alkaati wane wuloo ci fit. mooy bi ñu la convoqué ngay layaam-layaami ay fan ñu naan fii la dugg fële la dugg sa jabar nekk ci loxo alkaati yi ñëpp naan mais kii pourquoi mënul yóbbu boppam lan moo xewoon ci loolu. da nga doon lan moo tax wane wuloo ci vraiment au-delà de convocation nga war a dem wuy ji sa jabar personnellement ñu téye ko police mais ñu jàpp ni au moins xanaa di nga dem ci loolu lan moo tax nga layam-layam mu yàggee noonu. waaw je précise à l'attention également de ceux qui nous suivent. bala ma ci tontu Amadou Babo mi nekk suñu communication daf ma wax ne moom protocole bi ngay waxtaanee ak Papa Ngagne Ndiaye lii la états généraux de Lomé sur l'écho la position de Pastef la visite de Sonko à Touba le mémorandum du M2D Birame Souleye et les locales à Thiès la tournée économique et du président Macky Sall lii mooy protocole bi ma joxoon. D'accord. Je ne parle pas de ma vie privée sur le plateau de TFM. non privé. Je ne parle pas de ma kaso vie privée waaw nga daan ma privé. waaw mais sama kaso la ànduma fa woon ak yow. Birame Souleye non attends. Papa Ngagne non attends Birame kaso. dama ni nga bëgg ko def vie privée. nga daan ma vie privée. dama ni je ne parle yow pas ñu accuser la. waaw par exemple ñu ne da nga def atteinte à la sûreté de l'État. waaw. nga daan ma privé du ma lañ accusé attends non defal naa du ma lañ accusé da nga def menace de mort. mais dama ni du ma lañ accusé. non defal naa Birame non damay laaj man lañ accusé wala man lañ accusé. attends Birame. non Pape damay laaj ndax man lañ accusé wala man lañ accusé. léegi Birame. damay laaj ndax man léegi jàmbaar. non dina leer de xam nga lu tax. dama ni non xam nga kan lañ accusé administrateur général bu Pastef. waaw Pastef. waaw parti politique la bu ñëpp bokk. waaw ma am ci wàll man. waaw ñii seetaan am ci wàll. dama ni fekk ñu la sa biir nekk. tudd la ci yeneen affaire dama ni en tant que Birame Souleye. je répète non attends. je répète. xam nga ki ngay wax nii mooy sa chargé de com. bi ñu waxee protocole yi moom xam na li ma ko wax xam na li ma ko wax. non man je t'ai appelé non Papa Ngagne. non léegi man dama laa woo sànq